jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca nim mbirum lubalum passeport diplomatique coow la daanoon dina ndax yoon jël na dogal ay daan la gàllum juróomi weer yu ñuy tëdd kasoom ak juróom benn weer diggante député El Hadji Amadou Sall ak Mamadou Bié dañu ci ñëw avocat yi jàpp ni daan yi xaw naa teeng dañu ci ànd ak maam Abdou Guèye Kassé ci biir xabaar yi dana ci bokk itam lu soxal député yi nga xam ñu ngi delloo njukkal ak a sargal ndemu si yàlla nga xam ne moo di Fine Diallo mi génn àdduna mu nekkoon secrétaire bu assemblée nationale def na fa depuis atum 1996 dañu ci ñëw diglu kenn ci député yi Yaya Diallo lay wuyoom yëkkati kàddu yu seede jëm ci ndemu si yàlla si. dana ci bokk itam lu jëm ci xoolaat loi bi nga xam mooy tënk yorin ak dimbali ñi seen xel neexul ci Sénégal gi. lu ni mel tëggaat ko lu mënta ñàkk la waxtaan lañ ci woote ëngam loogu xóot ci kanam médiateur de la République di kii di magistrat bi Demba Kandjim nañ kon soppi ko mënta ñàkk ndax jamono da koo raw. Antoine Félix Diome mooy ministre bi dénk kaaraange réew mi di intérieur kàddoom jib na jëm ci kuy jàppal tànkam ñi farul fenn di société civile bi lu ni mel mi ngi xam ginnaaw bi nga xamante ne bi ay tuuma dafa am gàllu seenum ndoodu jógee ci leaderu Pastef Ousmane Sonko daañu ko dégg ci biir xabaar yi nis ki faram fàcce gi. ñu sant leen gërëm leen cànd bi ak ñun ITV xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci wàllum yoon jàppale ni kon ñaari at yoo xamante ne bi day tëdd juróomi weer ya ci député Boubacar Biaye lubalum passeport lañ ko tuumaal muy passeport diplomatique waaye itam jàppaleen ko juróom benn weer yu muy tëdd doonte ñaari at la ko yoon daan war a tëdd juróom benn weer loolee moo dal ci ndoddum El Hadji Amadou Sall lu ni mel nag tax na ba coow jot na am tuuti ndax avocat yi dañoo jàpp ne xëy na daani xaw naa diis ndax bëggoon ñu gis seen ay client waaye jëfoon na lool ñëwaat ca atte baak nan ko dogaleem ak gëstu Mamadou Kassé. yoon daal dinay jël tempsam laata muy rendre li nga xamante ni moom mooy verdict bi ñeel affaire du trafic de passeport diplomatique bi nga xamante ni ñu ngi si doon tudd ñaari député yile El Hadji Mamadou Sall moom mi nga xamante ni sax jamono ji mu ngi tëdd juróom benn weeru kaso ak Boubacar Willembo Biaye ñoom ñaar ñëpp nag yoon daal na leen di daan ki nga xamante ni moom mooy seen avocat moom moo daal di lire li nga xamante ni moom mooy décision bu tukkee ci tribunal bu Dakar. député Boubacar Biaye teg nañ ko daanu ñaari at yoo xamante ni juróomi weer la ciy tëdd député Boubacar Sall teg nañ ko daanu ñaari at yoo xamante ne juróom benn weer la ciy tëdd. avocat bi nag jàpp na ni lu leen di toppee dafa yomb loolu ba tax na nag mbetteel dëgg la am ci bile décision. mais li ma jàpp mënuma comprendre ñu condamné Boubacar Biaye parce que bàyyi nañ ko ci infraction escroquerie mais ñu xëy ci biir bëgg koo toppee infraction faux et usage de faux. man mu jaaxal ma lool faux usage de faux boobu ci lan la jublu pour Mamadou Sall également waxoon naa ko ba ñuy plaider que coow li lu muy bëri juróom benn nit yi porté plainte kenn rek moo ci tudd député yi te ni mu leen tuddee ne dem na bureau yi mënul sax décrire bureau yi nan la mel. maître Antoine Beng moom dafa bëgg a taseeg ñi nga xamante ni ñoom ñooy client wam yi laata muy daal di def appel wala déet. appel bi balaa ñu koy mën a def il faut que ñu jàkkaarloo ak ñoom toog waxtaan ak ñoom parce que ñun dañoo yebal rek pour ñu taxawal leen bu ñu leen taxawalee également war nañu jël seen avis par rapport ak lépp lu ñu war a def mais bu doon suma coobre bopp rek damay dal di def appel parce que jàpp naa ni décision bii ñu ren tey teguwul ci yoon. robe noire bi nag mu ngi joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoom ñooy àttekat yi bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ñoom ñi lee dañoo sukkandiku lool ci li nga xamante ni moom la askan wi ak média yi daal di jàpp. xabaar yi wooyu di fàttali ni daanaka Boubacar Biaye mooy bu defu ndànk lay des mu génn kaso bareetul ndax jot na yoon teg na ko loxo baak léegi mat na ay weer ndax décembre la woon ci atum 2021. leneen soxal mbirum dossier boobu jàppale ni ki nga xam si moo di rek El Hadji Khady Koné El Hadji Diadji Koné moom itam bokk na ci ñun teg loxo waaye itam teg ko ay daan ndax moom itam moo ci gën a sax ëpp daañu gàll ci ndoddam ndax ñaari at la ak fukki weer yoo xam da koy tëdd avocat am nag métti lu ko jàpp ni xëy na mbir mi teeg na te itam dafa dugal na appel fi saase ngir gàntal atte bu di mel kenn ci avocat yi ñu ko duppee maître El Hadji Badara Ndiaye ñu teewlu kàddoom. Condé ñoom ñoo ngi ko tëj 2 ans dont 10 mois ferme
Biaye 2 ans dont 5 mois ferme Sall ñoo ngi ko tëj 2 ans dont 6 mois ferme décision bi nag nekk na décision boo xam ne ñun d'accorduñ ci parce que nuñ ko lalee instant bi at par rapport at luñ plaidé woon at lu droit wax gis nañ ci loo xam ne daal vraiment war nañ koo mën a relever corriger ko loolu moom moo tax instant bi tout de suite buñ génnee ci salle bi nii ñoo ngi dem def appel pour que cour d'appel puisse juger affaire bi parce que jox ñu dëgg parce que am na ci côté yoo xam ne d'accorduñ ci at nuñ lalee dossier bi maa ngi leen di gërëm waaw côté yooyu nag du ma ci mën a prononcé gu instant bi moo tax comme gis neen décision bi dafa gudd trop comme ni mu guddee noonu neen may ñu lire ko d'abord gën koo analyser après pour revenir leen pour gën leen koo leeral. xibaar yi wéy ba tey ci wàllum yoon jàppale ni coow lu jeexagul Sénégal loi yu bari yoon da ko war a xoolaat moo tax waxtaan am na ndax loi bi nga xam moo di 75-80 noonu ko tënkee moo doon loi bi saytum ñi seen xel neexut nus leen war a mën a dimbalee taxawu leen tamit ñu gis ni boobu lépp loi dafa dem ba jamono da koo dab maanaam dafa kadik léegi nag dañ ko war a yeesal moo tax waxtaan am na ci gu yaatu ay borom yi xam-xam ci wàllu gu mel ay juriste bokk na ca médiateur de la république di kii di magistrat bi Demba Kandji waxtaan wa ma nga ca woon kàddu mit jib na ci wàllu gu mel ni kon loi bi soppi ko lu mënta ñàkk lam dégg na kàddu Abdourahmane Ly. loi bi ñuy wax naan dañ koy xoolaat tey muy jëm ci affaire ñi am jafe-jafe ci xel dafa màgget am na ñeent fukki at ak juróom-ñaar 1975 lañ ko promulgué donc am na toujours nit ñi di ñëw ci ñun di ñu wax seeni jafe-jafe ak seen njaboot ndax fu ñu ko yóbbu ci hôpital du am hôpital bu ko faj mbaa niñ ko war a jël ba du am na mu war a am donc loolu la ñu ñëw tey ànd ak ñi nga xam ni ñooy saytu xelu doomu aadama yi ci hôpitaux yi ak ci université yi ñu waxtaan bu ko defee bu ñu waxtaanee ba pare loolu dañ koy jébbal ñi nga xam ni seen liggéey seen maqaamam moo leen may ñu changer yoon mbaa ñu yóbbu ko fi ñu koy changer préfet bi liñ ko yoon may te mu yoon jëral ko lu rëy ci affaire jël nit dugal ko ci hôpital yooyu mbaa procureur bi loolu it fañ ko waxoon lañ ko waxe ñooñu lañ waroon di def di dem ci hôpital ba di signer registre yi nga xam ni mooy tax médecin bi doo am risque ci nit kam féetee defatuñ ko ak yeneen ñoom nee nañ ñu boo amee malade da ngay fay nit koo xam ni genre ralluman la comme ñi nekk ci garage pour ñu lay téyel malade bi biir hôpital loolu jaaduwut xam nga loolu mën nuy bëri mënuñu ko wax mais dafa war na am infirmier aide infirmier ay soignants yi doy mais dañ ne la boo demee hôpital psychiatrique da ngay fay nit mu ñëw di la dimbali sa malade bu fekkee malade bu agité loolu du yoon. xabaar yi wéy fexe ba élection yu dal am ci biir Sénégal waaye tam ànd ak leeraangeem moo tax a jóg li nga xam si ni bokkuñu ci nguur waaye dañoo farak askan wi ngir tëdd njaaxaanaay dañoo lëkkaloo ak direction bi dénk élection ci biir Sénégal waaye tam seen i partenaire lu mel ni USAID li ñu bëgg mooy wax ak askan wi ku ci ne sa wàll ci élection ñu mën ko taxawee moo tax am na ndaje mu kàng mi séq ci wàllu googee ñu xuus ànd ci ak faram-fàcce ak moom seen bu baabu. ngir jàppale cycle électoral bi ci 2021-2024 fii ci Sénégal USAID lancé programme ñetti élection mu doon ab programme boo xamante ne dafay jàppale bépp organe bi nga xamante ne dafay dugal loxoom ci wàllum élection ngir élection yi mën a jaar yoon Michael Raynor di ambassadeur bu États-Unis ñetti élection. programme bi ñu duppee ñetti élection dina indi ak ndimbal ci wàllum technique organes yi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllum élection fii ci réewum Sénégal dina kattanal it li nga xam ne moom mooy waxtaan wi diggante société civile bi ñi fare ci langue politique yi ak gouvernement bu Sénégal lépp lu jëmit ci wàllum éducation civique ak wàllum élection it daanu ci may gët bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di way laago yi. Les jeunes et les primo-votants. ñetti élection boole na élection locale législative ak présidentielle Babacar Gueye di membre bu société civile. programme bi programme observation pour ñetti élection yi élection territoriale yi élection législative ak élection présidentielle bu 2024 observé nañu élection territoriale bi le 23 janvier ñu muy dëgmal élection législative yi le 31 juillet dañ ko bëgg a observer dañ ci bëgg a tam def sensibilisation def tam médiation. fan yi yëpp ñuy attaqué société civile bi représentant mu ngi xamle ne loolee defu leen dara tàmm nañ ko. saa yu ñu jëlee wax nga xam ne arrangé na benn boor beneen boor bi dafay ŋàññ dafay jël parole bi daal di ñu ŋàññ loolu nag daanaka jaaxul ñu daal parce que tàmm nañ ko loolu dafay firndeel ne rek ne ñu ngi ci yoon bu baax bi
ñun daal fi ñu taxaw la ñu taxaw ba léegi farfarloowuñu ànduñoo wax kii ànduñoo wax kële ñun daal askan mi moo ñu tax a jóg réew mi moo ñu tax a jóg. conférence lancement bii la ñu teg ko ci thème yan stratégie lañ war a teg ngir élection législative yi jaar yoon ànd ak jàmm ci boobu thème dañu nar a xool yan stratégie la ñu war a teg pour waxtaan am ci diggante société civile bi parti politique bi ak gouvernement bi. maam Seynabou Babou bu fekkente ni ñoom ñi farul ak nguur lu may nekk li fa Sénégal ñu juppee la société civile ñoom de nee ñu cong bi leen di cong xëy na nekk na loo xam ne leen yëngal kàddu ko ñenn ci ñoom waaye ki lañ jàppal tànk mooy ministre bi dinañ kaaraange réew mi Antoine Félix Diome dafa jàpp ni ñoom daal ñu su war a waggar lañu kenn war leen a boole ci mbir yi Antoine Félix Diome ma ngay faram fàcce. fan yi ñu génn ma dégg ay wax jib ñuy naan administration suñ la indilee courrier da nga ko war a jël loolu dëgg la waaye administration yi dafa am organisation am nu muy doxee bu ñu la indilee courrier naka nga koy jëlee ak fan lañ ko war a yóbbu administration bu nekk dafa am bureau courrier waaye bu dee commission bii nga xamante ni moo logé tey ci direction des élections moo tax ñuy wax commission boobu bokkul ak direction générale des élections boo demee ci article L 176 bu code électoral dafa wax ni commission boobu ministre de l'intérieur moom moo koy taxawal te waxul ni da ngay jël directeur général des élections def ko ci waxul ni da ngay jël directeur général de l'administration territoriale def ko ci waxul ni da ngay jël directeur de l'automatisation du fichier bañ nañ ko ba commission boobu directeur général des élections sax bokku ci ñuy wax ci wàllu remplacement ak déclaration complémentaire bu fekkente ni dafa am nit ku bëgg rocc benn dossier dugalaat ko loi bi dafa leeral de façon limitative loolu nan la mën a nekkee donc su fekkente ni commission doxee na ni mu war a doxee def liggéeyam ki nga xamante ni xamul war na dem laajte ki xam nag di wax leneen kooku moom tontu ko xañ na liñ ci jublu mooy ngir sénégalais yépp xam li nekk ci loi bi xam li nga xamante ni moom la code bi prévoir loolu moo doon wax ji ba tax na du ñu mën lu dul ñaawlu kaddu yooyu nga xamante ni jub na ñu jëmale ko ci membre société civile bi ñu leen di nag apporter suñu soutien yépp di ko apporter tamit direction générale des élections le contrôleur général de police Thiendella Fall bi mu tàmbalee di organiser ay élections nekkoon directeur des opérations électorales ak léegi mat na ci ren ñaar fukki at ak benn ku organiser ay élections opération yi ñaar fukki at ak benn élection bu ñëw ñu rafetlu ko kooku yaakaar naa du dem ba daanaka xañ na nekk ci bunt bi di def loo xamante ni dañ ko ciy ŋàññee. Barça wala Barsaq ay ndaw yu bari mujj faf yegg Barsaq doone dem Barça mooy leen taxoon a jóg waaye mujjul sottim ndax ñu bari dinañ gaal yi ci loolu nag tax na ñenn ñi dem ba ñëw ña ngi def kem kàttan ngir jéem a soppi doxalin jéem a investir ginnaaw bi mbëkkee ñëw ba toog jàpp na ni delluwaat gi mu nekkul lu gën li war a am kay mooy fexe nag koccal daan seen doole nu mu demee ñu ngay dugg ci mbirum gàncax gi ak mbirum environnement ñu xuus ànd ca ak gëstub Pape Ibrahima Ndiaye ak Serigne Saliou Deme. moom laa doon jànge ko lépp lu may wax nag. liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci wàllum sensibilisation jëmale ko ci migration irrégulière tax na Assane Diop mu yor li nga xam ne mooy sac bi doon sac boo xam ne dafa tënk taarixam mu tàmbali ci atum 2006 jël gaal gi dem fële ca Espagne moom sax bu bokk ci néew ñi nga xam ne ay nappkat lañu jot nañoo yegg ci archipel bi di Tenerife ba mu ñibbisee nag muy def sensibilisation ngir ndaw ñi bàyyi xel ci danger bu leen ciy fekk. kese am nag la gën o toog kese am la gën o toog man loolu la ma gisal gune yi kese am la gën toogal u liggéey sa liggéey parce que bari na ñaa xamante ne ñi yàq nañu seen liggéey si erreur te ñu nga Europe mënuñu fa dara. crise mondiale 2008 tax Assane Diop bàyyeekoo fii dem nag fële ca Tugal moom sax jot naa dund ay at yu bari ci dëkk bi di Tarragone waaye ngir bàyyeekoo fii jël gaal moom dafa dem fële ca Jifeer nekk ca Fatick doon dëkk boo xam ne dem nañu fa ngir fekk fa ay migrants de retour di teg ay jéego yoo xam ne dafa dëppook aalam bi.
Cheikh Diomaye Diouf mu dalal ñu fii ci Ñaxaar ci seen kër nga xam ne bërëb bi daf ko defar ngir di fi sàmm. ñibbiseem ci Espagne nag kuréel bi nga xam ne moo ëmb sàmmkat yu nekk ci Ñaxaar ak état bu Sénégal jàpp nañu ci ndax nag am na koppar boo xam ne baaxee nañ ko ngir mu mën a jënd nag bi nga xam ne mi ngi toll ci 1,6 million francs CFA. maa xam ne activité bi mënuma yàqal dara te yor na loo xam ne ñu bari xamuñu ko fu mu ne nii maa ngi vaisselle fii mais la fa nekk ci ay bor ci nag bi te lii lu mu mën a génne vaisselle mënu kaa génne te ku ñëw fekk ma sarsi fee mu fees del da ngay naan yii kii lu mu yor ci alal. Cheikh Diomaye gisaat li nga xam ne mooy yoon bi gannaaw bu mu jëlee gaal bi moonte ba mu nekkee fii ci Ndakaaru ca Kër Mbay Fall amoon na boutique bu daan dox mu bàyyi ko bëgg a wutali fële ca Espagne ba mu dundee mbir mi nag ba léegi jàpp na ne lii jaru ko te mu ngi ciy sensibiliser ndaw ñi bu baax a baax. barki démb rek am na benn boy bu ma nekkaloon foofu moom ci gaal yi la ñëwoon am na kay itam day dem di ñëw dimanche passé la ñibbi barki démb damaa toog ba mu woo ma ne ma ndax bëgg nga dellu dëkk ba ma ne ko man caaxaan yow ba tuuma foofu de mu ne daa am benn femme bu fa nekk dafa divorcé ak jëkkëram léegi moom daa bëgg ku mu defal kayitu 5 ans ma ne ko noo baax na. Cheikh Diomaye Faye newul rek migrant bi nga xam ne dafa dellu si waat fii ci Ñaxaar ndax ñoom ñu ngi toll ci 501 membres bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo leen jiite moom sax Amath Ndour jiite tamit commerçant yi wala artisan yu nekk ci dëkk bi ba mu ñibbisee ci atum 2015 lu mu bëgg mooy def benn ferme intégrée boo xam ne dina tënk lépp jigéen ñi ndaw ñi mag ñi gis ci seen bopp te loolu nag waa Union européenne dinañ ci dugal seen loxo. pour qu'on puisse pouvoir employer. ngir fexe ndaw ñi jigéen ñi ak ñi nga xam ne bëgg nañ jël gaal yi ñu toog fii ci réew mi liggéey te mu doon projet bu am solo voilà. Aux potentiels et aux migrants qui sont déjà revenus et faire de preuve que ça soit un projet de référence. Amath Ndour ak Cheikh Diomaye Diouf doon ay migrants de retour fii ci Ñaxaar daanaka seen mbébét dafa daje lu ñu bëgg mooy def fii benn bërëb boo xam ne bu mag lay doon ñu fiy bay di fi napp di fi def yeneen activité balaa li ni mel di antu Cheikh Diomaye moom mi ngi xaar taw yu njëkk fii ci Ñaxaar ndax mu mën a bay li nga xam ne mooy gerte wala sax ndaamaraas ak yeneen xeetu produit yoo xam ne day am solo ci askan wi. Pape Ibrahima Ndiaye jaajëf ci gëstu bu di mel jamono bi ñuy waxee waxu ndóol ak ñàkkum koom ba ay ndaw takk seen ay toborteem bëgg a dem ci gaal gi moo ne fekk na dànkaafu am na waaye nag fagaru ca teel ndax bàngaas bi nga xam moo di mbootaay xeet gi kenn ci kilifa ya daa ñëwoon ci Ndakaaru yëkkati kàddu nee na Sénégal gii bekkoor a nga koy yot maa day taalim PCRS la wax bekkoor mooy ñàkkum ndox la ci aju ci loolu nag jot na kilifa yi taxaw ca temm ci wàllu guni mel ba mbañ leen a bett ci loolu nag moo di gaaw jóg ca teel jël ay matukaay ndaje ma ñu xuus ànd ci ak faram-fàcce ak Alioune Sow. coppitey jaww ji nekk na lu sonal lool réew yu nekk ci dëndub Afrique ngelaw lu tar inondation ak bekkoor ñu koy jànkoonteel saay su ne li nga xamante ni moo di bekkoor nar naa laal réewum Sénégal fii ak ñaari at. mbirum sécheresse te loo xam ne day ñëw rek egsi te loo xam ni du ñëw rek egsi bu fekkee nekk nga nguur dañ ki def loo nga xam ni di nga am sécheresse maanaam fii ak 1 an wala 2 ans mi ngi egsi information boobu nag am na njëriñ parce que dina man permettre ak état mu xool ci budget national am lu mu ci yokk ci pour que du fekkee sécheresse bi am na mu am xaalis boo xam ne dina ko mën a may mu mën a jàppale néegi doole. moom mi di sous-secrétaire général bu Nations Unies li mu wax leer na waral nag muy dànkaafu autorité yi ngir ñu jël seen matukaay ba anticiper si li nga xamante ni moo di bekkoor bi menacé réewum Sénégal
du fekkee gis nañu fii ak un an di nga am sécheresse bi ñun suñu modèle dina mën a wane ne yow kat mën ngaa am moo xam 10 millions la 20 millions 30 millions mais xaalis boobu am na njëriñ parce que bu catastrophe amee première semaine beeg deuxième semaine beeg troisième semaine bi am na njëriñ loo xam ne boo ko defalee rek di nga ci ñàkk ay nit di nga ci ñàkk la aussi opportunité pour que ñi nga xam ni li ñu basé yu seen lépp yi def ci maam agriculture ci mbay mi ñooñu il faut ñu jàppal la. askan wi yeewoo ci dëndub Afrique di dund lu méttee métti ñeel conséquence climatique bi ngelaw bekkoor ak inondation nekk lu ñu nemmeeku lool ci bërëb yu bari fii ci diwaanub Afrique ngir jooyanti ko faaw rekk ñu teg lu ñu duppee prime d'assurance ngir ñu jooyanti ko faaw rekk ñu teg lu ñu duppee prime d'assurance pour gàttandu ko ba noppi faagaagal ko. jaajëf Seydina Alioune Sow xabaar yi wëy Ndakaaru war a am gan ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai bi xalifa général des Mourides Serigne Cheikh Mountakha Bachir war a ñëw ci Ndakaaru fii ci Masalikul Jinaan waxtaan am na fi kilifa yi dénk lépp luy administration ak la ca aju ci wàllum kaaraange lu nu waxtaan kana mu mbàkk fay jëwin waxtaan nga yaatu lool bañ ca noppee Alxasana Fall moom mooy gouverneur fi nga xam si mooy ci Ndakaaru kàddoom jët na ci kaaraange fan toll moo Cheikh Sall. ni ñu xamee également événement ni muy déroulé wu bii ñu jëm suñu kanam it ñu ragal ni su ëppul boobu it dina toll ak moom ndax xalif bi mooy ñëw war fi def ñetti ba ñeenti fan seet si taalibe yi waaye it ñëw jullee si àjjuma fii ci Masalikul Jinaan muy le 27. dañu jël dispositif bi nga xam ne amoon na bi ñuy inauguré Masalikul Jinaan ñu renforcer ko donc bu ñu leen waxee loolu rek déjà war ngeen am une idée ba ñuy inauguré Masalikul Jinaan je crois que mobilisé woon nañu policiers yu bëri yokk ci policiers yi également un nombre assez impressionnant de gendarmes cette fois-ci également commissaire central bu Dakar dina mobiliser éléments yi nga xam ni éléments yu doy la pour sécuriser mosquée bi sécuriser les alentours mais également am dispositif ci axe yi nga xam ni moom mooy mener vers Masalikul Jinaan sans oublier également sécuriser kër yi nga xam ni fa la xalif bi dal waaye également fa la kilifa yi yëpp di dal bu ñu jógee ci loolu danañ yokk ci dispositif boobu ay éléments yoo xam ne élément gendarmerie la escadron monté bu gendarmerie ñi nga xam ni ñoom ay fas lañu yor ndax ñoom ci wàllu ubbi yoon ak ci wàllu mobilité dafa am dañ ci spécialisé wu donc dañu bëgg ñooñu ñëw ànd ak police ñu liggéey bi fii sans oublier évidemment suñu éléments yi nga xam ni ils sont toujours en civil ni ñu leen xàmmee waaye ñoom ñu ngi ci biir nit ñi ak képp ku nga xam ni sapeur pompier nga ci Dakar incha allah ki yor seen groupement taxaw na pour jàppale nit ñi du début à la fin su ma nee début à la fin mooy bu xalif bi duggee biir Dakar ba buy génn biir Dakar dañuy am dispositif de veille dispositif de suivi ci aspect yi nga xam ni aspect yu ànd ak mobilisation bu mel nii la. muy gouverneur bu région de Dakar Alxasana Sall waaye du Fall Xasana Fall fii la nekk ci ITV xabaar yi wéy ak génn ko àdduna ak soxna si nga xam si moo nekkoon secrétaire bu assemblée nationale Marie-Joséphine Diallo ak génnam àdduna doon loolu yëngal dënnu mbooleem parlementaire yi bokk na ca député Yaya Diallo ma ngay indi kàddu yi seeri te mu si yàlla si moo doon kan ak liggéey bi nga xam ne bu liggéey ak moom ñu teelu kàddoom. nag dañu yeewu ak tiis naqar njàqare ndax dañu ñàkk tey ku mag ci assemblée nationale muy madame la secrétaire Marie-Joséphine Diallo nekkoon un grand commis de l'État nekkoon une grande dame boo xam ni te ñun ñi nekkoon ak moom assemblée nationale jàng nañ ci moom lu bare bare muy nouvelle bu ñu bett tata Marie-Joséphine Diallo dafa nekkoon nit koo xam ni dafa boole woon compétence ak humilité dal discrète efficace dans le travail assidu tey assemblée nationale jàpp naa ne dafa perte li nga xam ne mooy ruuxoom ndax may fàttali rek tata Marie-Joséphine Diallo def na 20 fukki at ak juróom benn ci assemblée nationale en tant que secrétaire générale
assemblée nationale tey le président Moustapha Niasse ñàkk na sëram ñàkk na xaritam ñàkk na bras droit am ci assemblée nationale personnel bi ñàkk nañ seen kilifa ci wàllu administration waaye ñun député ñàkk nañ sunu xarit ñàkk nañ sunu yaay ma jàpp ci tata Marie Joséphine une grande dame boo xam ni incarné na des valeurs humaines yoo xam ni ñun dañ ko jàppe woon sunu référence ñuy jaale Sénégal gi yëpp ndax ki ñu ñàkk Sénégal gi yëpp a ko ñàkk. yegg nañu ca pàcc bi ñu jagleel biennale bu Ndakaaru muy fenêtre biennale jàppale ni kon fukkeel bi édition ak ñeent la ñu song mu tàmbali tey jiim ci xolu Ndakaaru ci teewaayu kilifa yi bokk ci njiitum réew Sénégal président Macky Sall biennale bi la mu ëmb ak lañ cey xaar lu am solo la ndax Sénégal dafa doon célébrer yoonu ñu yëngu ci wàllum culture ci àdduna bi daanaka ñu xuus ànd ci ak faram-fàcce gokk Ndeye Mariam Niass. fukk ak ñeenteelu édition bu biennale de l'art africain contemporain de Dakar bii ñi nga xamante ni dañ koo tënk at mi ci turub INDAFA bi tekki tëgg ci séeréer ginnaaw ay prestation yu xumbut bu famille bu Doudou Ndiaye Coumba Rose ak ñii di orchestre Baobab bu Sidiki Diabaté ak yeneen i artistes njiitu réew mi Macky Sall dellu si waat na ci solos li nga xam ni mooy biennale. Donc c'est creusé. INDAFA maanaam delluwaat ci li nga xam ne moo di suñu cëslaay ak yelleef waaye tamit li nga xam ne moo di suñuy gëm-gëm dëgg loolee dafa nekk loo xam ne fësalaat ko dafa am solo. C'est-à-dire l'art. njiitu réew mi Macky Sall jëlaat na itam engagement ni dina fas yéene delloo njukkal artistes yi jox leen gëdd gi war ci ñoom. Nombre de recommandations avaient été alors. mboolem recommandation yi dégg nañu ko li nga xam te ne bii tukkee na fii te liñ ko war a jàppee bari na te it yaakaar naa war nañ cee mën a xeltu lu bari ak jàngat loo xamante ni bii dina mën a jëmal li nga xam ne moo di aada bi ak cosaan bi kanam waaye tamit wàllum mbind moo xam ne war naa gën a fës. Le statut de l'artiste. dellu siwaat na itam ci bëgg-bëggam bi nga xam ni mooy tabax ab l'école bu yëngu ci waaru aar fële ca Diamniadio. Beaucoup à la construction de l'école. sos ab l'école bu ñuy jàngalee loolee moom nekk na loo xam ne jubluwaay dëgg la boo xam ne am nañ ko yéen ji nag dinañ ko daal di mottali matal ko ndax njàng mi nekk loo xam ne dina amal njariñ wàllum aada ak cosaan wàllum aar ci réew mi. Dans ces métiers et dans ces projets. njiitu réew mi Macky Sall wax na itam ne fas yéene na boole ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur privé bi ci doxalinu ak taxawalinu lii di biennale bi. À partir de cette édition, nous le savons, nous sommes passés à 1 milliard de francs CFA. ñu ngi sant mbooleem ñi nga xamante ni bii te dugal nañu seen loxo ci liggéey bi ba lépp yemb ndax bu ci ñëpp jàppaloon mën naa am du demee nii. La leur. Merci donc ainsi que toutes les sociétés privées qui ont également participé au rehaussement et à la réussite de cette biennale. fàttewul benn yoon itam dellu si waat ci subvention wu pavillon Sénégal bi nga xam ni moo war a nekk seetu artistes yi. Je pense d'abord à la création d'un fonds de soutien à la participation. am naa yéene taxawal ab fonds boo xam ne dina jàppale nag mboolem yi yëngu ci wàllum aada ji ak cosaan gi nga xamante ni bii li nga xam ne moo di pavillon Sénégal dina nekk ab vitrine boo xam ne dina yaatu ci àdduna wërngal këpp fu ñu mën a nekk taxawal tamit réewum Sénégal. Pour participer au rayonnement de notre pays sur la scène internationale. njiitu réew mi Macky Sall daal di delloo njukkal bu baax a baax artistes yi nga xam ni dañoo ñàkk seen bakkan ci Covid-19 bi mu daal di tëjee nag ay kàddoom ci daal di nag sargal bu baax a baax ñi nga xamante ni nii ñooy artistes yi te nga xam ni sax jox nañ leen fa ay raaya. fukk ak ñeenteelu édition bu biennale d'art contemporain bu Dakar bi ren nag invité d'honneur yi nekk dëkk bi République bu Chine ak waa Côte d'Ivoire.
jaajëf ajaratu Ndeye Marème Gaye Niass waaye itam gërëm leen cànd bi ñun ITV li mu tëj xabaaru marax yim ñu bàyyi nag la total Cheikh Onda Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam naata incha allah 21h15 seen plateau filam ñu war waxtaane tey mbirum Idrissa Gana Gueye ak Paris Saint-Germain cas d'école la bu nu war a càmbar incha allah dañ ci ànd invité yu am solo incha allah kon ba ci kanam 21h15 jaa ngeen jëf